télévision Maf TV jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu yéen mbokk internet yi ànd ñu saa su ne ci suñu programme ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci seen suggestion ak message yi nga xamante yéen ñu koy envoyé ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax ñu ngi amaat tey mbégte bu yaatu ñëw ak yéen ci seen émission le débat muy émission bu yittewoo wàllu actualité tolluwaayu réew mi rek lañ ci waxtaane muy mel ne que ci kaw loolu dañ ciy xuus rek dugg ci li nga xamante ni moo fi jot a tàbbi ci bu yàggul dara fa yee ñu génn kii nga xam ni muy njiite réew mi son excellence monsieur le président Macky Sall amaloon ko ab wooteeb ndaje ngir xool nu muy trouver ay solution ngir jéem a taxawu ñi nga xamante ni moom mooy ay jeunes ci lu jëm ci wàllu emploi tey dans un premier temps loolu lañu fas yéenee waxtaanee jéem a xool tamit naka la ñuy def ba trouver ci ay solution ngir jéem a vraiment xeex li nga xam ne mooy détresse bi jeunes yooyu di dund muy ndawal Sénégal ci kaw loolu nag biir waxtaan bi dañ ci ànd ak ki nga xamante ni mooy le président directeur général Pape Galaye Mbaye moom lañ fas yéenee dalal tey ngir mu amal ñu tuuti ab jàngat ci loolee nga xamante ni njiital réew mi jël na ko ngir jéem a vraiment taxawu ndaw ñi di réewu Sénégal Pape Galaye ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay monsieur Kounta di am mbég ak contentement dellusiwaat tey ci sa émission bokkaat ak yow plateau comme ni ma koy waxee chaque jour dinaa di sawar di bokk ak yow plateau. di nuyu téléspectateur Maf TV yëpp di leen wax ni gis nañ message yi lépp ñu ngi koy rafetlu dinañ gën a yokkaat. ñu ngi dalal ñëpp jàmm di waxtaan di baal ñëpp àq tey baal ñëpp àq di la bàyyi nga continuer. jërëjëf Pape Galaye kaddu yi rafet na comme ni nga ko waxee léegi rek suñu biir kaddu muy mel ni que bu yàggul dara njiital réew mi woote woon na fi ab ndaje dajale ay ministre am ngir jéem a xool nu muy trouver saafara jëm ci li nga xamante ni mooy li ndaw ñuy dund muy situation bu métti situation de détresse. mu woote woon tax ba tey jii. fas yéene naa teg li nga xamante ni mooy ay perspectives ngir gone yi am loolee ñuy wax emploi tey loolu ana noo koy jàngate. waaw li nga koy jàngatee mooy di ko rafetlu. parce que tamit ñun ñëpp ñoo bokk réew mi. nit nga nekk ci réew dala metti la nga wax ko ki nga ko wax dégg ko ba pare am ay affaires yu mu ciy dox dañ koy rafetlu ñu ngi koy rafetlu ndax comme ni ma koy waxee chaque jour rek. ñu new ñu fi di xas état chaque jour wala di xas opposition chaque jour toujours dañuy xool xalaat li nga xamante ni mooy li jaar yoon ñu wax ko li mu jël décision gis na ni ba mu ko jëlee décision ca ëmmat ya mënoon na cee yam mais ba mu ci jëlee am na continuité am na daf na fexe na ba teg na ay plan ku ne gis na ko li ñuy conseillé mooy na ñëpp jóg dem ci. voilà te xam ni li ñu koy rafetlu daal loolu rafet la. li ñuy ñaan daal mooy na doon loo xamante ni luy wéy la daal. voilà mais est-ce que tamit jàppoo ni ci li maanaam sénégalais yi bari jàpp. nii fi mu tàmbalee mandaam ba fi mu agsi nii. mel ne que mel ni nii mi ngi ci njeexalu mandaawam. gisoo ni xawul tardé tuuti ngir taxu ñi nga xam ne moom mooy jeunes yi. waaw loolu mën na ne xaw na tardé mën na ne xawut a tardé. mais lu ci mën a am rek mooy na fexe ba li ko dese ci mandat bi mu def ci loo xamante ni maanaam ak génnam day rafet mooy ni ma ko waxee chaque jour ndax dara trop tard fi réew mi toll gis nañ ni 2019 bi ñu ci duggee gis nañ li fi xew maanaam feebar bi fi wàcc boobu ba tey ak liñ ci dépensé tout ça dem nañ ba nga xam ne affaire yi xaw na wàññeeku. moom lii xew na jël na décision nan fexe li ñuy ñaan mooy fexe décision bi am ba ndaw ñi bénéficié wu ci. ba ndaw ñi bénéficié wu jërëjëf mais tamit dañoo gis ni boobu ba léegi am na ay plateformes yi ibbeeku. ci mel ni ay DER ay FONGIP et cetera yoo xamante ni juguñu lu dul taxaw ñii di ndaw ñi. tey est-ce que xamoo tey tamit est-ce que gisoo ni ndaw ñi ñoom it bëgg nañu ñu ngi am ay projet ñi nga am ay xalaat ñi nga am tey ji yoon yoo xam te ne jàpp nañ buñ ci tegoo. dinañu trouver li nga xam ne moom mooy bunt bi. mais est-ce que gisoon tamit avant loolu yëpp di am. waruñu mën a accompagner ndaw ñi ci wàllu formation. initier leen à ce que tey seen projet yooyu tey bu duggee mu mën a am suivi bu tax tey ji lii di manquement ci emploi ñoom it ñu gis ci seen bopp. waaw loolu lu am solo la li nga wax noonu lu am solo la liñ ciy wax mooy damay gis chaque jour bi président waxee loolu. yenn ci opposition bi taxaw naan du dëkk loolu nan ko bàyyi opposition bi côté boobu nan ko bàyyi parce que mënoo tëdd sa kër yor say milliards yaa ngi dégg toog dimbaliwoo askan bi seen njiitum réew wax leen dara ngeen dem xam nga dafa seen li gën a bon mooy nit ku dul wax dëgg man gis naa ay nit yoo xamante ni nee nan ma leb nan xaalis DER bu njëkk ba leb nan ci fayuñu man gis naa ay nit yu bëri yoo xamante ni ñoo waxal seen làmmiñu bopp ni ñoom leb nan fayuñu kon DER bi lu am la
ñoom opposition bu nu taxaw président wax na nan fexe accompagner jeunes yi ci li président wax bés bu nu ko accompagner li nga xamante ni ñoom ñi ngi koy def yëpp li nga koy laaj yëpp def nañ ko ndaw yi def nañ ko gis ñu résultat laa ñu mën a wax lanu Sénégal xam nga lan la noon a bàyyi lu nit teg ñu ne amul nan bàyyi jeunesse bi jeunes yi ñu dem ci pro si kii yooyu maanaam DRB FONGIP ANPEJ PAMPEJ ñu dem ca yaa ngi may dégg jéem a gëstu xool ba xam lan ak lan la ñuy fournir ba pare tamit état ci boppam wax leen ni fii ngeen di aw buñ leen ko waxee ñoom ñu aw fa bu ko defee dinañ mën a am financement buñ ko amul nag ñoo xam ne ñun kat jaar nañ fii ak fii mais amul mais lii ma lay wax man lu ma ci leen naññal ay nit yoo xamante ni lépp nañ ci DER bu njëkk bi te fay ñu kon DER bi lu am na opposition bi nan bàyyi xale yi naan amul di leen rébellion li xewoon xew na ñaanuñu yàlla mu xewatu fi ndax bëgg nañ président bu fi nekkati kii fi de nekk nii ak ñeneen ñi ñëw ñuy doxal loo xamante ni li xewoon dootu xewoon parce que li xewoon arrangé wul kenn yaa ngi may dégg arrangé wul kenn mais nan fexe ba yooyu bu mu xewaat ndaw ñi ñu taxawu leen président génn na ay lii nan leen bàyyi ndaw yi ñu dem gëstu si c'est ça quoi mais ne fi naa leen amut ak bu ngeen demee du leen financé ak ay waa kii la ñuy financé nan bàyyi loolu nan ko bàyyi fi mu ne fii réew mi toll dafa laaj calme ndaw yi dellu fexe am ci lu ñu jàpp nga moon daal loolu laa gis voilà jërëjëf Pape Galaye bon muy mel ni que président mi ngi amal ay jéego yu am solo te gis nañ ko ñëpp ñu ngi koy rafetlu ba tax na jeunes yu bëri tamit seen xel ak seen xalaat ñu ngi jëm a xool naka la ñuy def ba jot ci financement yooyu noonu mais tamit dafay mel ni que ni tamit du président rek moo war a mën a def loolu wala état rek moom moo war a def loolu jàpp naa ne am na yeneen autorité yoo xam ne war nañoo mën a taxaw ndaw ñi ci tamit toujours man ci li may wax mooy wàllu suivi gisuñ toujours ni tamit suivi bi dafa xaw a sooxe tuuti ci kaw loolu rek ma ci pëtoxlu dina laa yàlla tamit ana ban yoon la ñu war a ma jël wala ana yan solution la ñu war a mën a tey jii jël ngànk ko pour faire face à la détresse à l'endroit des jeunes waaw mooy li may wax chaque jour rek état mënul lépp mais li mu mën na koy def xam nga lan la ñuy bañ man li ma doon wax toujours état di dal seen kaw mooy li nu mën te duñ ko def état li nga mën danga koy def gis nga tey jii opposition bii di wax ñoom it li nu mën nañ koy def munoo yu amul benn opposant ci opposition boo xamante ni doonul milliardaire dooma ko génne ñoom ñëpp duñu feex seen doom yi jàngew ñu fi seen doom yi duñu xeex seen doom yi deewuñu amul sax mbokk buy xeex ba pare ngay wëlbatiku di def yenn ñoom lii suivi bi xam nga mooy lan ñoom ñoo war a wuutu le président ñoo ko war a wuutu xam nga ci opposition bi lay jóge ki koy wuutu kon donc ñoom danoo war a fexe xool nu liggéeyu président bu tegee lu jaar yoon waxuma nag mu teg lu jaar ay waxi kese bu tegee loo xamante ni ñoom gis na ni lii mi ngi dem nan ko accompagner pour ñoom bu ñu ñëwee suivi bi mën a continuer mais fekkee nit ki dafa teg benn affaire nga gis ko waxuma lu ma tegul dama ne bu tegee benn affaire nga gis ne teg na benn affaire ñi gars yi ñëpp gars yi dañ cee war a wàcc yow ci sa jëm bopp nga wax parce que tey jii président teg financement man ma dem ci financement yi jël ci bénéficier wu taxul ma voté ko ça n'a rien à voir ak ay élection mais jàpp nañ ni lépp élection la jàpp nañ ni président bu defee dara mu réussir mu yàqal nañ déedéet bu ñu xoolee foofu nan bàyyi gis-gis yooyu ñuy am président bu tegee benn affaire boo xam dafa am nay teg lu am nag mais bu tegee lu am ñoom nan akom nan fexe jeunes yeeg famille yooyu ñoom opposition ñu encouragé leen ñu dem vers ça parce que loolu bu réussir ñoom bu ñu ñëwee day mel ni benn affaire bu ne ci mbartal rek suivi bi day daal di am suivi bu normal mais fekkee dafa teg dara nga xëpp si suuf yow boo ñëwee da ngay tegaat dara lu bees sa morom opposition xëpp si suuf kan la réew mi jàpp loolu da nga ko war a arrêté da nga ko war a arrêté ana ban taxawaay tamit la ndaw ñi ñoom it war a joué ci li nga xamante ni yoon yi président ibbi na ko man li may taxawaay la ci li may conseil jeunes yi encore une fois mooy dem leen vers ça yaa ngi dégg gëstu xool est-ce que lii ak lii laaj renseignement yi ba pare man li may ñaan état mooy bu nu mënee génn donte émission yi gis nga tey télé li nu war a émission duñ ko émission mukk télé boo taal ñu ngay émission luñ ay mbiri ñàkk fayda ay téesante nan bàyyi loolu président teg na ay dee nan dem ñoom état ñoom journaliste nan dem vers loolu gëstu ba xam li président wax am na wala amul bu fekkee lu am la ñu laaj yan yoon lañ def ay thèmes yoo xamante ne coûté wu leen sax 5 minutes ñu jàllale ko ci télé ne képp jeune bu bëgg a jot financement fii ak fii ngay aw dossier yii ak yii nga bu ko defee jeunes yi dem vers ça wut ko
dem déposer li may conseil jeunes yi mooy nan bàyyi di déglu opposition bi ñi leen di wax naan ay lii amul na ni dem vers gëstul seen bopp parce que ñoom ñëpp seen bopp la moo leen fi tax a toog muy ki ne ci nguur gi ki bëgg a jël nguur gi ñoo yam ñoom ñëpp seen bopp moo leen fi tax a toog yow nag li nga mën a bénéficier mooy li nga xam ne état da koy teg man bu ñoom opposition bi jàppalu ñu leen état am na lu mu teg même opposition boo amee ñu leen jàppale état bu tegee dara ndaw ñi dem leen vers ça man loolu laa leen di conseil bu leen kenn wax amul ngeen toog fi ngeen di toog dem leen gëstu ba xam lii lu am la waa loolu amul c'est ça quoi gisoo ni xëy na peut-être politique dafa làqatu ci ginnaaw yooyu yëpp même bu ci làqatoo xam nga tey jii nit ñi dofuñu nit ñi dofuñu investir boo leen financé seen alal xam nañ ni seen alal la mais nit ñi xam nañ ni li ñu leen di financé ñoo ko moom nan dem jël ko tam bu nu nan am ngor remboursé fa lépp di jooy ba président indi xaalis teg financé la yooyu bu la financé boo na nga dem liggéey te mu dëggu boo paree nga dem remboursé parce que am nga na sa yeneen morom yu toog ci biti di xaar seen remboursement pour ñoom ñu mën a jot seen finance voilà xam naa ci kaw loolu la ñu pëtox rek ñëw dugg fii nga xam ne mooy diwaanu Thiès waxtaani tuuti rek ci bu gàtt li nga xam ne mooy diwaanu politique ndax réew mi moo bindee woo noonu mu mel ni que ñu ngi waajal lu am solo mooy ay élection locale tey ji toujours situation Thiès ñëpp xam nañ ko mu tam taxawaay bu metti bu doy waar boo xamante ni kenn mënul xam kii mooy leader bi ñu war a jël wala kii la ñu war a choisir ngir mën a taxawal instance boobu ñuy wax maire bi loolu tamit bëgg naa nga amaat ci tamit benn message boo ci jàllawaat rek à ce que les gens xam ne tamit Thiès dëkk la boo xamante ni bu jagul jàpp naa ni dara du jàkk loolu ana tamit loolu ci sànni li ma siy sànni mooy li may wax chaque jour rek kan yi dafa jot Thiès si jëmmi boppam changé mbubb mooy nañ jàppale suñu leader yu ndaw yi fi ne leader yu ndaw yi gëm seen bopp laa gis nga nit da ngay jóg dem liggéeyi mais toog fii toog ñu tuddee la ay làmb nga dem ca joxe fa sa alal ñu tuddee la ay football nga dem jox lan ko bàyyi seen politique yooyu leader yu ndaw yi koy def arrêté leen loolu ay tuddee làmb ñi leen di tuddee làmb seen intérêt bopp la ñuy xool ñi fi newoon da leen tuddee làmb nan bàyyi làmb yeeg match yu ñàkk fayda yi ñu leen di tuddee te ñu jóg dem vers askan loolu ñuy jël di ko def ci làmb yi ci ñàkk fayda yooyu ñan koy joxuñu ko mbër yi seen poche lañ ko jëmi day fay mbër yi ba pare jël loolu daf ko seen poche dama ne nan jàppale jeunesse bi nañ jóg dem liggéey investir gox-goxaan yi nañ dugg di créer am na jeunes yu fi ne xaalis boobu ñuy jël di ko sànni pourquoi tey jii man yor naa benn 10 millions bu ma waree jël naan dama koy jël di ko def ci ay football yu ma tuddee xaw ma lan di n'importe quoi ma dugg gox bu ne teg fa benn 1 million boo xamante ne c'est à rembourser ñu ubbi seen poulailler boo fa jëlee benn groupement boo jël teg leen ko mais bu ñu liggéeyee remboursé nga defaat ko beneen gox mais dëkk bi du avance nan bàyyi fooy te li may wax mooy Thiès moom kenn moomu ko Thiès amatul leader bu naan moom Thiès kenn moomul Thiès ku ne am nga droit impliqué wu fi loolu maa ngi koy wax man en personne man du ma dox ci ay leaders yi mag yooyu fi newoon nag man yooyu dox ma ci li ma bëgg Thiès mooy mu am beneen buubu am yeneen xeetu leaders yoo xam dañuy taxaw jeunesse bi dem vers ñoom jàppale leen tong ka mu doon nag ñoo xamante ne leer na leen ni ñoom lépp lu ñu am dañ koo delloo ci si askan bi voilà jërëjëf Pape Galaye toujours fierté lay doon de bokk ak yow plateau ndax intervention yi am na solo loolu mi mel ne que mbokk yi tey lii leen indiloon ci seen émission le débat comme ni ñu ko faral defee saa su ne rek toujours ñu ngi jéem a xool fa nga xamante ni fa la avantage bi nekk toujours ñu ngi jéem a xool fa nga xamante ni fa la ñu mën a jaar ngi indi ay leeral ak faram-fàccee jëmale ko li nga xamante ni moom mooy la population sénégalaise kon xam naa dañ leen di jox dig daje rek ci beneen numéro ak ci beneen point bu am solo incha allah jërë ngeen jëf